seen xom accès fii si Touba mbokk yi ba léegi kenn jaxleetul seen xom di entreprise bu yëngu si wàllu médecine chinoise mbokk yi ñu yàgg di koy utiliser ay xarnu yu bari xam ngeen ni lépp loo xamante ni moo ngi faj mi ngi bàyyeekoo si gàncax loolu nag la leen seen xom indil barab bi mi ngi si Touba tali héliport bi mbokk yi boo fa agsi jokkool gaaw ak Mame Modou Gaye si 77 716 23 99 dama ni mbokk maa ngi ñëw indi la lépp loo xamante ni mooy ay ngëneel fii si seen xom boo fii soogee agsi lu ñu njëkk def mooy nga def sa consultation bi ñu ngi koy amale si machine bu xarañ bii ngay gis di machine bi ñu duppee machine détectrice d'anomalie waaw lu ko tax a jóg day dugg sa biir yaram di saytu di xool du bàyyi dara si kaw ba si tànk bi lépp nag loo xamante ni mooy jàngoro machine bi moo la koy génneel mbokk li baax na waaw yamul foofu de dina tax nga mën a xam sa bopp li naan mieux vaut prévenir que guérir xodandiku bala ngaa lakkale machine bi nag mooy moom day jàppale teg la si yoon duñ la bàyyi mbokk yi di nga mën a nag yembal say traitement yii nag yaa ngi koy defee ay garab yoo xamante ni amul lenn effet secondaire mooy garab yooyu naan muy dugg sa biir yaram di travailler di génn ay tooke faj la ba nga wér da nga koy tàmbalee si jàngoro bii nga xamante ni mooy wàllub kër gi ngay gaaw a dem nga am jafe-jafe loolee naan éjaculation précoce wala sax nag nga nekk si yoonu tëleeg lépp lu mu si mën a doon seen xom garab yam ca yorox nee naa la mbokk boo ko essayé lu si mel ni café maca bii wala sax nag sunu ay tey dara gënu ko jigéen bu tëju jigéen bu am jafe-jafe ngir am doom wala nga am ay règles douloureuses nga am problème kyste fibrome myome ak lépp lu mu si mën a doon boo agsee fii mbokk yi ñu jox la garab ya nga xamante ni moo gën yamuñu foofu de ay jàngoro lu si mel ni ay yax ak ay sidit ak neex lépp lu mu si mën a doon genou buy metti tànk ndigg loos digg ginnaaw ñoo ca ay am nanu ay gélules yoo xamante ni boo ko utiliser xam ni yéex nga agsi bu dee nag si wàllu biir bi lu si mel ni ulcère nga am estomac-colopathie wala sax nag hémorroïde bu génn ba bu nëbb ba foo dem mënoo ko faj da nga agsiwul fii si ñun ñoo yoox la ca gën am nañu ay garab yuy raxas sa rein ba mu set wecc yu lay aar si jàngoroy rein sunu ay garab dina la aar si tension diabète moom day réguler suukar bi boo koy utiliser di nga mën a mucc si ay AVC ak yu ni mel hépatite B nag wala sax prostate mbokk yi seen xom seen ay garab ñoo ca gën a aay dama ni mbokk gaawal gaaw nga woote si bile numéro di 77 716 23 99 su ko defee ñu taxaw si lépp loo xamante ni mooy say mbëbët mbokk yi amuñu foofu de après machine bi nga xamante ni moo lay seet gën a jàngoro yi am nañu machine boo xamante ni nag moom bu fekkente ni da ngaa bëgg tàggoo ak graisse ak suukar ak lépp lu mën a doon boo koy utiliser di nga xam ni machine bi moo gën moo wóor waaye nag yamuñu foofu am nañu fauteuil bu lay mancé fauteuil bii dafay dugg sa biir yaram lépp luy fatiguement lay génne ba mu seet wecci bu fekkente ni nag da ngeen bëgg liggéey bu wóor liggéey bu sell nga mën sa bopp dootoo wéeru si kenn nee naa la woowal numéro bii di défilé dina la teg si yoon nga mën nag demal sa bopp gaawal gaaw woote bu dee da nga nekk Dakar barab ba ma nga Almadi Dakar ak lépp lu ko wër ma ngeen woote si numéro bi bu dee également côté Mbour ba Fatick ba Thiès sunu barab mi ngi foofu si Mbour Carrefour bu dee nag région de Diourbel centre bi fii ba région du Nord ba Louga ngeen woote tamit ñëw suñu barab bi nekk Touba Njaareem jokkoo ak Mame Modou Gaye kon daal mbokk yi seen xom fas yéene ànd ak yéen si lépp luy seen wér gu yaram
jërë ngeen jëf mbokk internet bàyyi xel Rafah TV ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar rawatina ñi nga xam se ne ñooy topp sunu émission bi di tàggat yaram ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax tey nag ñu ngi fii ci complexe sport Xayra fitness nekk fii ci Xayra nekk fii ci dëkk bu sell bi di Touba tey nag ñu fekk fii ñaari ndaanaan ci biir ndaanaan yi xam naa tunguli du teew ñuy na laay wala nett li ci gémmiñu borom la dàqe ñoom laay jox ñu présenté wu ak mbooloo wi ñu présenté ak askan wi fekk na leen tamit ñuy def li nga xam si ne mooy tàggat yaram loolu nga xam si ne moom la noonu def ñu baaxee ñu ko ñu baaxee ñi nga xam si ne askan wi ñuy topp suñu émission bi di tàggat yaram kon dama koy tàmbali ak benn ndaanaan ci biir ndaanaan it yaakaar naa du jërul ma leen koy présenté ñëpp xam nañ ko muy coach Abo Seye Abo nuyu naa la ziar nañ leen yéen waa Rafah TV maa ngi leen sant ci seen initiative bu rafet bi nga xam ne depuis biñ dalay liggéey ba léegi yàgg na trop ma gis ne sport rek a leen ñor yéen a ngi koy defe ci yeneen facette yu bokkut ak yii lenn rek mooy seen yitte mooy lépp luy tax sport màgg yor ay tànk di dox yéen a ngi ci suba ak ngoon man ak yéen nag ñu am émission boo xam ne chaque 15 jours dañ koy def yàlla dogal na émission bi poosoon na mais ñëpp xam nañ ne li fi jaar ak wàllum coronavirus bi yu bëree bëri moo taxoon affaire bi dagg mais defaat nañu retour pour commencer waat surtout ci commencé bii ñuy commencé nag ñu ngi koy commencé ci beneen facette benn niveau salle boo xam ne complexe Xayra fitness la salle boo xam ne salle bu bees la boo xam ne bientôt la war a commencé ñu jël ñaari ndaanaan yoo xam ne kenn du leen présenté ci Touba muy coach Abo ak coach Gilles tey nag waa Rafah TV seet si woon ñu doon def ak ñoom ay quelques exercices maa ngi leen di présenter sama grand sama xarit koo xam ne ñoo bokk liggéey bi ñoo bokk yéene bi te yéene bi ma am moom la am muy coach Gilles ñu doon liggéey nag tey ci benn exercice boo xam ne ci xeetu tànk la ñu ko doon def ci 2 matières ma bëgg coach Gilles nga indil ñu ci ay leeral te présenté wu. asalaamaaleykum population Touba maa ngi nuyu di leen ziare ñëpp coach Gilles la xam nga am si Souleymane Gueye di coach musculation nekk instrumentiste de bloc à l'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba maa ngi nuyu di leen ziare ñëpp di nuyu waa salle bi complexe sportif Xayra fitness club. di nuyu waa hôpital Matlaboul Fawzeyni bon ñëpp quoi ci directeur ba ci suuf muy liggéey di nuyu sama chef de service docteur Bogol sama major Yankoba Diop di liggéey di nuyu sama classe yëpp di nuyu tamit sama collègue yi fa nekk utilisation bloc central bi bon salle yëpp quoi waa programme ak équipe d'urgence bi yëpp di nuyu tous les chirurgiens quoi les gynécos les uro les neuro bon l'ORL bon du nuyu les autres surtout bon di bëggee ñëpp quoi di nuyu ñëpp ci hôpital bi di bëggee bu baax a baax ok. waaw tey dañ doon liggéey jambes cuisse ischio l'ensemble des muscles jambiers ischio ak quadriceps ak mollet tey loolu doon liggéey. après ñu dégg ci programme boo xam ne tey bon c'est juste pour ñi tam di xam ne du ak poids rek la ñu war a liggéeyee bon ça ak ci tànk wala yooyu l'exercice bi ñu ko defee c'est que mën nañu ko liggéey à la maison wala yooyu moo tax ñu indi genre facette bu mel nii quoi comme à la maison comme sànq mu gisee sànq maa ngi liggéey ñu doon liggéey ma coach Abo maa ngi téye haltère moom mu téye disque bi léegi c'est juste comme mu ngi ko def sa kër mu nga am benn bidon 5 litres def ci ndox ba mu fees là mu nga ko téye ko def position squat là mu nga ko liggéeyee noonu quoi su la neexee léegi boo xool beneen fente bi tamit maa ngi def fente tamit liggéey def fente boo xam ne da ngay teg banc sur le banc te 2 biceps là mu nga def ñaari bidon ndox bu la neexee téye ko sa loxo bon nga def fente bi moo tamit def na ko variante ak barre libre quoi tom téyewul dara pour xamal leen ne la mën nga ko liggéey ci facette bu nekk rek laa tamit bu nekk da nga ñëw salle mu nga téye barre bi def ko liggéey ko avec la barre mais bu dee noonu kese mun nga ko liggéey à la maison comme mun nga bañ a soxla benn matériel laa loo ñu jéem a expliquer ñi xam ne sport moom bon mun nga ko liggéey ci facette bu nekk quoi waaw bu xëy na benn astuce yu ndaw lay doon rek
loolu moo tax ñu leen di liggéeyee ko noonu machine yaa ngi fi machine jambe yaa ngi fi mais bu ñu préféré tey liggéey ko ci manière bi c'est juste pour am gars yi ñi ñu am benn aperçu bu ndaw ci li nga mën a liggéeyee même sa biir kër waaw mais en quelque sorte xam nga sama bon tant que sport bon nit balaa ngay def sport boobu da nga foog nga complet parce que gars yi dañuy yaakaar ne peut-être boo def musculation kaw gi rek ngay liggéey non du tout la musculation boo koy liggéey da ngay liggéey l'ensemble du corps l'ensemble des parties du corps laa foog nga liggéey ko de say tànk fekk ñuy liggéey tey mënoo nga ñëw fekk ñuy liggéey couché wala yooyu comme gars yi tàmm di gis rek nga noonu yëkkatikat weñ yi moom foofu fekk ñu yëkkati weñ bon lu amul la lu ñuy wane foofu parce que ay weñ la ñuy yëkkati comme ni ñu xamee mais tey li ñuy liggéey tànk mooy liggéey tànk yi parce que tànk yi bu en quelque sorte mën naa ne mooy pneu yi quoi te boo amul tànk am kaw gi rek doo am équilibre maanaam booy daw sax wala ngay waaxu bon ba paxasol sax mën nga daanu ala doo am équilibre ci li ngay def moo tax da nga war a def musculation mais war a insiste tamit ci tànk yi am tànk yi dëgër te wóor quoi waaw loolu moo tax tey ñu liggéey côté boobu noonu lii exercice bi nag bon ku ne mën nga ko def jéegi sama mën nañ ko liggéey paa yi mën nañ ko liggéey comme je dis war nañ ko mën nañ ko liggéey tamit waaw bu amul benn danger boo si exercice ni ñu koy liggéeyee laa boo gisee boo respecté ni ñuy liggéeyee respecté flexion bi ngay def laa doo am benn douleur xam nga et puis bon rotule bi affaire de doo am benn problème laa da ngay jéem a da ngay wàcc laa da ngay mel ni ku toog ci benn chaise xam nga doigt nga wàcc ci genou bi quoi wàcc carrément ci tànk yi liggéey ischio bi ak waa triceps yi laa ci loolu lañ doon jéem a liggéey léegi nii pour ñu ku nekk nga xam ni tey jii nii ñu bëri nag ñu ngi liggéey squat xëy ni ñu ko defee moo baaxul da ngay wàcc mais si njëkk ndigli ngay siggee laa da nga am ay problème mu lombaire parce que bon lombalgie yi parce que ni ngay siggee moo baaxul bon foo nga jéem maîtriser moo tax nag ñuy wax conseil ñi ñëw salle comme ça coach di la mën a orienter di la teg ay programme parce que sinon boo liggéeyee yow kese mun nga gaañu quoi waaw loolu mooy inconvénient bi nga xam ne tey jii nii soo liggéey loo maîtriser wul laa mën na ay quelques blessures et puis loolu la ñu éviter quoi loolu la ñu éviter waaw. mën nañu jàpp bien sûr parce que benn affaire dafa am parce que nit ki bon musculation du caaxaan surtout coach waaw kooku nekkul caaxaan tey jii bu waroo mën a lu ma wax gars yi sax moo ci nekk maanaam bu dee da ngay sàcc sax da nga ko war a mën mu njëkk looy def dañ ko war a mën waaw parce que tam bi tu travailles sur des êtres humains tu travailles sur des personnes yoo xam ne tey tolloowuñu âge ñi mag dañ ñi xale lañ tey ñi pañ saa yi da ngay am benn client boo xam ne soit day am benn maladie bu muy am mais et puis du ko signaler coach bi lombalgie mën na ko am ndigil day metti bon du la wax ni sama ndigil day metti problème rotule mën na ko am problème articulation mën na ko am et puis du la ko wax dañoo juste pour entraîner ne la sama biir laa bëgg a wàññi sama tànk yi moo nga ne wala yooyu te laa moo tax soo ñëwee tax nga waxtaan ak moom tuuti xëy boo waxtaan ak moom tuuti dina la wax ne man de sama lii moo doon metti bu dee la nga xam ne kon am na exercice yoo xam ne mu nga éviter quoi parce que am na exercice boo ko defee moom mën na déclencher peut-être douleur bi nga xam ne moom la amoon te puis ñëwuñu pour loolu objectif bi mooy entraîner les gens pour leur bien-être mais puis ñu bañ a gaañu quoi waaw loolu moo nekk suñu objectif et puis te là bon macha allah bon yàlla mu ngi si tural bu baax quoi waaw ñu ngi si gis su bopp rek ñi entraîné tam ñoom tam ñu ngi gis seen bopp ci li leen defaral vraiment fii bon ay bon macha allah coach yu taxaw lañu fi am envoyé wuñu kenn quoi maanaam ñëwuñu kenn su ko bëggee wax quoi ñëwuñu kenn yàlla bu ñu sutural ci li ñuy def et puis bon alhamdulilah quoi di sant bu baax. merci beaucoup coach Jules mel ni kàddu yi am na solo wax yi nekk na kàddu yoo xam si ne kàddu yi xam-xam la waaye tamit du ñàkk ki nga xam si ne mooy coach Abo nekk ndaanaan ci biir ndaanaan yi ñu jëpp ràññee ko ak émission bii di émission tàggat yaram coach Abo exercice yi nga xam si ne moom nga doon def lan nga ci yéen kàddu nga ci baax askan wi. waaw comme li coach Jules wax rek ñu bëree bëri importance sport li ci jiitu mooy entraînement bu complet oto bu amul amortisseur day naqari sport nag pour nga complet lépp looy def ci àdduna ci tànk lay njëkke jëm ci kaw bu say tànk taxawul lu bëree bëri buñ la koy defloo day difficile ci yow mais boo xasee ba am ay tànk mooy amortisseur ci nit pour ñu indi coin bi mu leer boo gisee oto buy daw bu amee amortisseur day naqari tey jii ñu bëree bëri comme ni ko Jules waxee ñi ngi def sport mais pain la ñuy doon pain seen kaw day baax mais suuf gi dara du ci am te ñun bu ma gisee sportif bi dëgg li may njëkk a xool ci moom ba xam tànk yi baax na bu tànk yi baaxee ma xool ba xam dos bi baax na ndax ñaar yooyu
bu ko nit amul mënoo koo juger ne am na doole li ëpp doole ci àdduna lépp derrière la ndodd mais bu dee ay kaw ay devant lii du dara muscle la boo xam ne pat la day yeewu moo tax nag ñun rus nañoo yor élève suñ moroomu coach su gis ko ne kii entraîné wul ndax sport bi gars yi kenn deful Jules bu nee tag ponkal xam na ni kii am na doole wala amu ko ak nu mu mën a toll même bu ma gisee nit mu toll na yow même bu solee équipement ñëw dinaa xam ne kii am na lu manqué ci moom te secret boobu mooy handicapé bi ci ñu bëree bëri di def sport ndax am na ñoo xam ne dañoo jàpp ne buñ nee tag saar rek dañoo war a poli am na ñoo xam ne danse yi ñuy def ci sport dama ci waxtaan ak coach Sousil dafa bari mooy di ñëw saal te pare woo di ñëw saal te respecté woo équipement sport ñàkk a pare mooy sport dafa am lu mu laaj li ci njëkk mooy temps de récupération soo ko manqué waroo ñëw sport dafa laaj xel mu dal ndax gis nga ni muy dindee stress ni ngay amee problème ñëw dugg ci salle fàtte ko noonu la say corps soxlaa temps de récupération moo tax ñu bëree bëri ñi ngi entraîné ay years boo gisee développement bi war ci seen diggante amuñu ko mooy dañoo amul temps de récupération te temps de récupération mooy importance su sport ñun coach yi bu ñu nekkul duñu entraîné Jules mi bu bëree ay parcours du entraîné ndax day xam ne dafa am lu muscle bi soxla te tey daf koo manqué moo tax ñu bëree bëri ñi ngi bëgg a développer ci sport mais lii la ñu manqué temps de récupération te mooy importance su sport ak maanaam sport dafa doon loo xam ne lu ñuy respecté la tenue bu correct respecter sa coach ndax coach comme li la Jules wax dafa am importance ci sport loo xamul mënoo doon taalibeem bay doon sëriñam ñun en tant que ay coach même bu ñu génnee sax ay élèves la ñuy doon ba fii ñuy waxee ak yow ñun ñi ngi jàng te ñu ngi ak suñuy diplôme toog ak moom moo tax importance ci sport mooy nga déglu boo ñëwee ci salle boo présenté woo pare ana coach bi fi mu la teg yam fa ndax yow wax nga ko say problème comme ni la Jules wax bu ñu ñëwee du cadre da ngay ñëw ne dama bëgg a ponkale dañ lay laaj loo bëgg am na ñoo xam ne musculation dara yitteelu leen ci bëgguñu ko am na ñoo xam ne fitness rek la ñu bëgg aérobie entraînement bodyguard body pompe ñooñu lañu am na ci ñoo xam ne dañuy ñëw rek pour ñaq mais am na ci ñoo xam ne dañuy boole musculation ak physique mais loolu en tant que coach bi yow yaay xam kii lan moo baax ci moom parfois da ngay am élève boo xam ne day yàkkamti day ñëw fekk gars yi ponkale mu yaakaar ne daa war a ponkale fekk ñun nii ñu toll dañ ko liggéey ay years tëdduñ di nelaw rek ponkale léegi boo bëggee ñëw tey rek yaakaar ne da nga war a ponkale da ngay nax sa bopp loolu mooy importance su sport ak entraînement. coach boo fekk nañ leen fii ci Xayra ngeen aménagé fi benn une grande salle une très grande salle même sax yaakaar naa lii laaj ay moyens pour ngeen def ko lan moo leen poussé à ce que yéen ngeen dugg ci lii. waaw bu dee salle bi yàlla dogal na sama grand bi di Jules projet bi depuis 2014 la woon yàgg na torop diiri na torop ku gis li ñu fi investir war ngaa mën a xam ne lii yomb la waxu kese defu ko deuxièmement ki def lii maa ngi koy nuyu de partage bu Jili si la yaakaar naa mënoon na koo def ci leneen espace bi mënoon na koo occuper ci leneen mais lii mu ko def ndamu sportif yépp la tous les courses au niveau muy national international ñëpp la projet bi intéressé ñëpp ci apprécier ndax lii dafa spécial li ma ci dolli mooy ñi tax ñu def ko muy jeunesse su Touba ndax ñu bëree bëri jàppoon nañ ne lii wala sport warut a développé ba egsi fii ci Touba te am na ci loo xam ne comme ni ko coach Sil di waxee premier médicament ci nit mooy def sport te kenn du ko jaay lépp loo mën a def ci àdduna war nga am temps boo xam ne
heure bu ci xajee da ngaa war a def sport mais projet bii daal maa ngi ci invité waa Touba gépp ubbiwuñ salle bi ngir ay matériels yu rafet ubbiwuñ salle bi ndax endroit bu yaatu dañ ko ubbi ba pare lépp lu projet salle bi laaj dañ ko cee def dañoo jël ay coach yu efficace yu xarañ jox leen bërëb bi képp kuñ fi accueillir lépp loo bëgg ci sport wala loo daan dégg te mosoo koo teg sa bët boo ñëwee fii di nga ko fi fekk incha allah loolu laay mën a wax ci projet bi après Jules dina ci mën a. macha allah mu ne salle buy ginnaaw bi ñu ko defaree ba pare ñu jébal ko ay coach yoo xam si ne seen xarañteef ràññee nañ ko ci Sénégal ràññeete nañ ko Touba rawet nañ ko àdduna wargal képp mën nañoo wax loolu coach Jules ñu jël salle bu toll nii jébal leen ko teg ko ci seeni loxo ngeen war koo gérer war a diriger ñi nga xam si ne ñooy seeni élèves ban taxawaay ngeen fas yéene am taxawaay ngeen fas yéene taxaw. bon maa ngi remercier ci question bu baax di nuyu borom salle bi Jili bon muy nit ku baax. mu amee projet bi bon après meloon ni ay gént quoi waaw daa meloon ni ay gént mais tey bon yàlla dogal na ko waaw rêve la woon ben c'est devenu une réalité tey jii nii bon fu nekk lay amee ay appel fu nekk la ñuy di expliquer tey da ngay jël salle bi doo ko statut wala yooyu mais ñu bëri dañuy yaakaar ni li waru am Touba quoi ndeysaan waaye dañuy yaakaar ni peut-être salle bu toll nii bon moo nañ ko def Dakar wala Thiès wala comme ñoom. pour ñoom bu lu baax rek ñu la war doon quoi te salle bi mën na am sa Kousanaar wala Koumpentoum parce que borom bu di ci digneeroo quoi du xaas bi la ciy wut c'est juste am nañ population Touba mag comme xam xale ndeysaan suñu kilifa yi xam ne tey jii xëy na bëgg nañ tàggat yaram sax waaye que pour ñu entraîner day xaw a mettre si ñoom tuuti loolu moo tax tey jii bon Jili bu ñu investir salle bi vraiment ñëw teg ko bon te fi ay coach yu vraiment yu baax. bon ñun ñaar ngeen gis maak ëbbo parce que ñun ñoo gérer musculation bi mais dañuy def fitness body pompe body attaque fir yooyu coach Ndiaye mi ngi fii bon ñëpp xam nañ ko day def fitness mooy def 18 heures coach Silla mi ngi fii mooy def séance 20 heures bi séance 18 heures ñu commencé 18 heures jeexee 19 heures 30 ñu def benn décalage 30 minutes def séance su 20 heures bi coach Silla moom moo koy def 20 heures commencé jeex 21 heures 30 incha allah amoon beneen coach tamit coach Seck moom tamit moom mooy nekk au milieu juste milieu pour def espace cardio bi là pour les week-ends aussi mu ñëw def tam séance su fitness bi. am na benn coach bu jigéen tamit Aminata là moom mooy coach jigéen ñi parce que dañuy jéem a répondre aux normes de Touba. parce que bon góor ñi jigéen ñi moo tax ñu am coach bu jigéen boo xam ne moom mooy gérer jigéen ñi là pour xam ne carrément pour ñu xam ni salle bi ñu ko ubbee lépp pour waa dëkk bi la ba pare ñu boole ci benn cabine individuelle boo xam ne kilifa koo xam ne mënoo ànd ak mbooloo mi entraîné là ba ñu lay dugal ci benn cabine coach bi ñëw fekkal foofu entraîné la ba nga pare après nga wàcc. préparé nañ vestiaire homme comme vestiaire femme jigéen ñi fi ñu sumeeku defal nañ seen vestiaire lépp ak toilette lépp góor ñi tamit fi ñu sumeeku def nañ seen toilette def lépp quoi. pare li nga xam ne moom moo gën a kii ci dëkk bi ñu bëri li ñuy wax mooy tamit def nañ fi benn jàkk bu xam ne mën nañ fi julli waaw mu nga ñu entraîné comme tey jii di nga bëgg a ñëw salle nga ne ah man xam jul timis ba pare doog a ñëw laa boo ñëwee fii am nañ ci kaw am nañ fa jàkk boo xam ne boo ñëwee da nga jàpp nga julli sol sa équipement waaw nga ñëw entraîné ba pare ci projet bi tamit ñi ngi bëgg incha allah dina am kinési mooy sama maam yi nga xam ne ñoom seen yaram yi day xaw a kii tuuti dañ fa ay séance kinési bon tamit bëgg nañ am boxe tamit boxe incha allah dañ am vet vadaaw benn maître bi mi ngi fi docteur Diouf moom mi ngi adopté ma faiseur urgence moom moo def vet vadaaw bi incha allah dañ def taekwondo tamit dañ def karaté là puis tamit bon am nañ benn affaire bu ndaw boo xam ne ñu ngi ci suuf quoi mais tamit nañ ko denc rek bañ ko génnee parce que tamit yaa ngi gën dafa gaaw quoi. bon ci loolu noonu la ñu nekk nii pour lépp rek ñu ngi jéem a xool ci dëkk bi parce que tamit bon ñu bëri dañu doon jooy lii quoi. pare lay ñu xool mu ne salle bi ubbi 6 heures du matin la ko ubbi maanaam mag bu julli ba pare mu nga dox ndànk boo ñëwee incha allah salle bi ubbeeku nga entraîné boo nga dem 6 heures du matin ba midi là mu nga mag ñi mën a entraîné ngoon bi tamit ubbi ko 16 heures la ko ubbi 4 heures ci ngoon la ko ubbi ba 23 heures incha allah là mooy expliqué rek mooy lépp rek
pour moom mi ngi xool li nga xam ne moom la population de Touba di gis seen bopp xam nga ci loolu lañ nekk quoi waaw ci loolu lañ nekk incha allah ba yàlla nañ defal ndam bu baax a baax incha allah. kon mbokk yi jërë ngeen jëf loolu mooy jotaay waxtaan mi xam si ne moom lañ seqoon ak coach Abo nekk ndaanaan ci biir ndaanaan yi waaye tamit ak coach Jules muy ñaar ñi nga xam si ne ñoo nekk ci salle bi di complexe sport Xayra fitness nekk fii ci Touba su mbokk yi nga xam si ne ñoo doon seetaan suñu émission bii di émission tàggat yaram ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox dig daje ci beneen émission jërë ngeen jëf. bi Senxom accès fii si Touba mbokk yi ba léegi kenn jaxleetul Senxom di entreprise bu yëngu si wàllu médecine chinoise mbokk yi ñu yàgg di koy utiliser ay xarnu yu bari xam ngeen ni lépp loo xamante ni moo ngi faj mi ngi bàyyeekoo si gàncax loolu nag la leen Senxom indil barab bi mi ngi si Touba tali héliport bi mbokk yi boo fa agsi jokkool gaaw ak Mame Modou Gaye 77 716 23 99 dama ni mbokk maa ngi ñëw indi la lépp loo xamante ni mooy ay ngëneel fii si Senxom boo fii soogee agsi lu ñuy njëkk def mooy nga def sa consultation bi ñu ngi koy amale si machine bu xarañ bii ngay gis di machine bi ñu duppee machine détectrice d'anomalie waaw lu ko tax a jóg day dugg sa biir yaram di saytu di xool du bàyyi dara si kaw ba si tànk bi lépp nag loo xamante ni mooy jàngoro machine bi moo la koy génneel mbokk li baax na waaw yamul foofu de dina tax nga mën a xam sa bopp li naan mieux vaut prévenir que guérir xodandiku bala ngaa lakkale machine bi nag mooy moom day jàppale teg la si yoon duñ la bàyyi mbokk yi di nga mën a nag yembal say traitement yii nag yaa ngi koy defee ay garab yoo xamante ni amul lenn effet secondaire mooy garab yooyu naan muy dugg sa biir yaram di travailler di génn ay tooke faj la ba nga wér da nga koy tàmbalee si jàngoro bii nga xamante ni mooy wàllu kër gi ngay gaaw a dem nga am jafe-jafe loolee naan éjaculation précoce wala sax nag nga nekk si yoonu tëleeg lépp lu mu si mën a doon Senxom garab yam ca yor nee naa la mbokk boo ko essayé lu si mel ni café maca bii wala sax nag sunu ay tey dara gënu ko jigéen bu tëju jigéen bu am jafe-jafe ngir am doom wala nga am ay règles douloureuses nga am problème kyste fibrome myome ak lépp lu mu si mën a doon boo agsee fii mbokk yi ñu jox la garab ya nga xamante ni moo gën yamuñu foofu de ay jàngoro lu si mel ni ay yax ak ay sidit ak neex lépp lu mu si mën a doon genou buy metti tànk ndigg loos digg ginnaaw ñoo ca ay am nanu ay gélules yoo xamante ni boo ko utiliser xam ni yéex nga agsi bu dee nag si wàllu biir bi lu si mel ni ulcère nga am estomac-colopathie wala sax nag hémorroïde bu génn ba bu nëbb ba foo dem mënoo ko faj da nga agsiwul fii si ñun ñoo yoox la ca gën am nañu ay garab yuy raxas sa rein ba mu set wecc yu lay aar si jàngoroy rein suñu ay garab dina la aar si tension diabète moom day réguler suukar bi boo koy utiliser di nga mën a mucc si ay AVC ak yu ni mel hépatite B nag wala sax prostate mbokk yi Senxom seen ay garab ñoo ca gën a aay dama ni mbokk gaawal gaaw nga woote si bile numéro di 77 716 23 99 su ko defee ñu taxaw si lépp loo xamante ni mooy sëy mbëbët mbokk yi amuñu foofu de après machine bi nga xamante ni moo lay seet gën a jàngoro yi am nañu machine boo xamante ni nag moom bu fekkente ni da ngaa bëgg tàggoo ak graisse ak suukar ak lépp lu mën a doon boo koy utiliser di nga xam ni machine bi moo gën moo wóor waaye nag yamuñu foofu am nañu fauteuil bu lay mancé fauteuil bii dafay dugg sa biir yaram lépp luy fatiguement lay génne ba mu seet wecci bu fekkente ni nag da ngeen bëgg liggéey bu wóor liggéey bu sell nga mën sa bopp dootoo wéeru si kenn nee naa la woowal numéro bii di défilé dina la teg si yoon nga mën nag demal sa bopp gaawal gaaw woote bu dee da nga nekk Dakar barab ba ma nga Almadi Dakar ak lépp lu ko wër ma ngeen woote si numéro bi bu dee également côté Mbour ba Fatick ba Thiès suñu barab mi ngi foofu si Mbour Carrefour bu dee nag région de Diourbel centre bi fii ba région du Nord ba Louga ngeen woote tamit ñëw suñu barab bi nekk Touba Njaareem jokkoo ak Mame Modou Gaye kon daal mbokk yi Senxom fas yéene ànd ak yéen si lépp luy seen wér gu yaram